Ravi de vous retrouver sur Sénégal7.com si seen émission Sénégal VSD ngeen koy am nag d'habitude vendredi samedi ak dimanche tey nag ñu ngi jégalu ci retard bi nga xamante ne accusé nañ ko dû à des problèmes techniques moo waral nag tey ngeen koy am ci jamono jile ñu leen di nuyu nag ku ci nekk ci fi ngeen nekk tey nag ñu am comme d'habitude invité bu mag mais laata ñu leen koy présenter comme ni ñuy def d'habitude dañ leen di dégtal d'abord portrait de l'invité réalisé par Abdoul Khadre Coulibaly di journaliste nekk fii ci kër gi. dafa ñuul am taxawaay kanam gi saa su ne ubbeeku la def waaye itam ñu ci faral di gis fulak fayda gu mat sëkk Cheikh Gueye di maire bu Dieuppeul Derklé nekk ku ràññeeku lool ci espace politique sénégalais bi bokk ci PS rawatina ci banqaas bi ñu duppee taxawu Sénégal nga xam ne ay frèram yi nga xam ne ay socialiste lañ di Barthélémy Diaz ak Khalifa Sall ak ñeneen bokk nañu ko mu doon nag ku ràññeeku lool baaxoo di défendre intérêt parti socialiste waaye itam juboo gi nga xam ne moom day di Cheikh Gueye bëgg na ko lool waaye itam wane ko te di ko défendre bu baax a baax ñoo ngay fàttaliku sax ay jamono ci gannaaw ñu doon lam-lamee ab réeroo bu dox diggante Khalifa Ababacar Sall ak ki nga xam ne mooy Barthélémy Diaz waaye kookee nga xam ne mooy Cheikh Gueye dafa taxaw tem ngir leeral li nga xam ne moo xew foofee ca coalition taxawu Dakar ne du lenn moo boole ñaari frère am yooyu di Khalifa Sall ak Barthélémy Diaz maire bu Dieuppeul Derklé bi mu nekk nag wane bu baax ab déggoo bu dox digganteem ak askanam bi nga xam ne moom la jiite ba ci jamono ji nga xam ne sax Covid-19 bi taxoon na ko fee am doole moom Cheikh Gueye dafa taxaw tem dal di jiite xeex bi jëm ci Covid-19 foofee ci ab goxam rawatina nag ci jamono bi nga xam ne déclaré nañ fa cas communautaire bu njëkk lu ñeel itam mbirum Khalifa Sall mi nga xam ne dafa laale woon ak justice mu ñeel caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru moom moomee nga xam ne nag mooy premier adjoint bu mairie bu Dakar boobe fësoon na lool ci défense ba mu doon jël ngir Khalifa Sall ndax bu ñu sukkandikoo ci moom ba ñu ko ni ko bëri xalaatee sax mbirum politique rek moo laloon procès boobe nga xam ne Khalifa Sall prison ferme la ci jëlee. waaw man dama jàpp ni Khalifa Sall liñ koy teg dañ koy tuumal dara amu ci te moom mosu koo nangu ay ñoonam aussi mënuñu nangu loolu képp kuy waxale dëgg te yàlla rek tax xam nga ni liñ ko teg dañ ko bëgg a takkal tuumaal ko tëj ko rek. moom Cheikh Gueye nag jàppoon ne nguur gi bëggul woon lenn lu dul takkal ki nga xam ne mooy Khalifa Ababacar Sall ndax nekkoon adversaire bu sérieux ngir Macky Sall loolee tax mbirum politique dal di wër dossier boobu nga xam ne moo ñeel wàllum caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru moom Cheikh Gueye nekk ku réaliste fuñ ko fekk ak fu mu yëkkatee ay kàddu dëgg rek moo koy jiital waaye itam ñuy mën a comprendre ci kàddu yooyee défense bi muy jël ngir intérêt population yi mu doon nag lu raar jamono ji ci woy politique yi nga xam ne ñu ci bëri seen intérêt bopp ak seen intérêt poche dong moo leen soxal. Voilà, c'était à l'instant le portrait de l'invité ki ñu dalal nag tey Abdoul Khadre annoncé na ko muy Cheikh Gueye di maire bu Dieuppeul waaye itam bokk ci taxawu Sénégal grand Cheikh ñu ngi lay nuyu te di am mbégte di la dalal ci plateau bu Sénégal VSD fii la ci Sénégal 7. maa ngi lay fay sonn aussi nga may ma rek ma nuyu ñi ñuy seetaan ak di ñu déglu yëpp di leen ziar ci màggal gu mag yi ñu génn. ak ci bis bu mag bi di ajjuma am mbégte nag ñëw fii bokk ak yow émission bi te di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax yàlla nekk njëriñu Sénégal rek ak ñiy dëkkee Sénégal donc loolu laa mënoon joxe ci ñëw di leen ñaanal di ñaanal ñi nga xam ne ñoo samp kër gi et di ñaan yàlla barkeel seen liggéey ba li ngeen ci séentu yàlla defal leen ci lu weesu seen njort allahumma amiin ñun tamit honneur la vraiment tey ñu recevoir la file ci plateau bu Sénégal VSD gis nga Abdoul Khadre Coulibaly portrait bi nga xamante ne réalisé na la ko retracé li nga xamante ni moo di sa parcours xanaa rek ñu bàyyi la tamit ci lu gàtt rek nga gën ñoo xam la ak sa bopp ngir toftal ko ci portrait bi. waaw xam nga nit wolof daf naan saabu du fóot boppam. ñeneen ñi du fóot boppam waaye bu xëbee rek wane boppam.
liñ ciy wax daal mooy doomi aadama lañu te ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ñu dëgg jullit def ni taalibi murit def ñu nit ku yiw nit ku dal yàlla bu ñu beew yàlla bu ñu rëy yàlla bu ñu réew loolu moo am solo donc ba lépp lu ñuy wax wala ñu koy def yàlla buñ ci gis suñu bopp yàlla nay doon njëriñu askan wi rek loolu rek laa ci mën a yokk ndax jamono ji moo demee loolu mais yàlla bu ñu soppeeku daal yàlla na doon nit doon taalibe macha allah nekk na ay kàddu yu am solo maintenant nag li ñuy faral di def ñun d'habitude bu ñu la dalalee ba noppi bàyyi la yow it nga nuyoo ak askan bi ñu dëgtal la li nga xamante ni moo di portrait bi dañuy daal di dugg na ci li nga xamante ni moo di actualité bi wax ci li nga xamante ni moo gën a fës jamono jile ci réew mi ñu fas yéene koo door nag ak coowal passeport mbirum trafic visa waaye tamit ñu dooree ko ak trafic de visa bi nga xam ñu ngi koy tuumal ñaar ci ay activistes di Simon ak kilifa ba jamono jile ñu ci loxo yoon sa gis-gis par rapport ak lu ni mel. waaw xam nga ba ma déggee mbir mi dama ci am yaraanga kerse bu mag ndax réew mi doy ni réewu Sénégal fi turam àgg ci àdduna bi ak bët biñ koy xool ak fañ ko teg dafa woon naa ni jëf yu ni mel bu mësaan amit dootul am ci jamono yi waaye gis nañu jamono yi jàppal fii jàppal faa coow fii coow fa te lépp ñi nga xam ne ñoo féete ca wàllu wee ñooñu lañ soxal donc mu nekk lu doy waar ne nit ñi delloo seen bopp te def seen bopp ay doomu aadama nit du xëccu wërsëgam bi ngay ñëw ci àdduna indiwoo dara booy dem doo yóbbu dara lay doon ci yow dara yàlla moo koy def ci yow nañu doyloo yàlla gëm yàlla loolu moo am solo mais bu fekkee da nga bëgg yoo xam ne wala xëccu loo xam ne tollu woo ko wala jëfuloo ko en général ci lu mel nii rek la lay dugal mbirum passeport yi nag mën nañu wax lu yàgg la ndax man yàlla def na at yi ci ginnaaw yëpp dem naan tukki di dem bitim réew bari na ay sénégalais yu may dajal ci réew yooyu dañ lay wax fi ñu jaar ak nañu def ba am visa ak passeport donc lu yàgg la moo tax ñiy wax naan pratique bu yàgg la damay dëggal loolu ñu wax mais bu ñu yem ci wax jooju rek nañu ko saytu xool mbir mi fan la tàmbalee fan la yem ñan ñoo ci laal ñan ñoo ci taqal ak ñan ñoo jëf-jëf ju ñaaw jooju ndax rafetul ci deru Sénégal coow li du yem Sénégal rek dana dem ba bitim réew te vraiment defe naa ni bëgg wala wut am warula jaral doomu aadama yenn yi ndax liñ ci wax yëpp doy na añ ak reer ak ndékkeeg leneen sax ba tax na vraiment li ci war yëpp ci wàllu yoon nañ ko def te bañ ko def par parloo surtout par rapport ak par parloo boobu sax monsieur le maire ñu bëri dañoo seetlu ni bu ñu jëlee exemple ku mel ni kii di Seydina Fall Bougazelli buñ ko fi tuumalee wàllu phobie dafa démissionné ngir yoon mun a def li nga xamante ni moo di liggéeyam ñu bëri tamit doon ko xaar ci député yi ñu mun a lever seen immunité parlementaire pour que gis nañ cas bu similaire bu mel noonu ci Ousmane Sonko mu amee dafa lever li nga xamante ni moo di immunité parlementaire am léegi yéexital bi nga xamante ni seetlu nañ ko ci mbir yi ni muy demee ban gis-gis nga ci am. d'abord maa ngi fàttali ci doxalinu assemblée nationale. amoon na président assemblée nationale ancien ministre Mamadou Seck. bañ ko jiiñee ay mbir moom ci boppam. moom moo démissionné pour bàyyi yoon mën defal liggéeyam ba yoon defalee liggéeyam ba setal ko mu delluwaat ci liggéeyam loolu mooy wàllu gor donc bu fekkee ni yow liñ lay taxal di la ko tiiñal defaloo ko mais yoon woo nga war a jaar mais su fekkee li ngay def da nga koy def definu maatey wala bu ma ko defee it kenn du ci wax wala wax ji du mujj fenn ci posture yi rek nga mën a nekk li ci gën a tey xel mooy ñi nga lim ba mu leen dalee ni ñu accélérer procédure de lever seen immunité dafa gaaw waxatuma laaj ñii nga xam ne boobaak léegi coow li mi ngi fi te mënuñoo wax ba mu jóge fi fekk leerul nit ñi mbir moomu fan la fu wànnente mu jekki bëtë suma xarit suma àndandoo suma seex sax ma yeboo Khalifa Sall gis nga ay mbiram nuñ ko patamee ba tiiñal ko duural ko taxal ko ku mel ni moom loolu lañ ko def mu mel ni li wolof di wax te baat bi il faut ñu rectifier ko réewum kumba am ndey la ak kumba amul ndey benn góor ni ma kumba goo gis am na ndey
man ko wax nga dëgg de kumba gu ñu amal ndey ak kumba bu ñu amalul ndey moo am ci réew mi làqu doom dóor doom loolu jaaduwul ci réew mi réewu démocratie Sénégalu 2021 ak fi mu jaar yëpp ak jéego yi mu def yëpp ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ci wàllu justice ci wàllu droit ci wàllu équité ci wàllu yamale ci kanamu yoon defe naa ni yu mel ni ñaaw na lool ñuy nëbb ak di lëmas yenn mbir yi ba lu mel ni am ci réew mi ku nekk di wax lu nekk ñu koy wax rafetul ci deru Sénégal rafetul ci ñi nga xam ne aussi tuumal leen ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw ndax booy dégg li ciy génn ci xibaar da nga naan mbir mi fañ ko fooge sax weesu na ko fa ñamu laal bari nañu lool ba mu tàmbalee yàgg na lool mais ñoomi neen la la ca war daal nañu ko def ci yoon pour leeral askan wi bu xasee ba leer képp ku koy defati daa xam la la cay fekk kuñ ko bëgg a defal aussi daa xam la la cay fekk bala nga cay dugg daa ko xoolaat. mais monsieur le maire ñu bëri tamit ci mbir boobu dañ cee seetlu ni bëri na ci ay député yi nga xamante ni ñoom ay opposants lañ maanaam bokkuñu ci député majoritaire yi mais dañoo gis benn pataaral bu bëri bu nekk seen biir ñoom ñu ñeneen ñi tamit jàpp ni xëy na ñoom it waroon nañu war a mun a am taxawaay ba nga xamante ni ñoom seen bopp ñooy njëkk sàkku à ce que seen i naataango yooyu yoon dal seen kaw ngir lumière mun a am ci bi lépp mbir. man nag transparence ci mbir mi ak foo mënti foog yoon la pour ñëpp moo xam parti bi moo tax nga nekk député wala parti bee moo tax nga nekk député mais boo xasee ba nekk député Sénégal drapeau Sénégal lañ lay takkal raaya Sénégal ngay feeñal moo xam ci biir réew moo xam ci biitum réew gàcce la ci député ñu lay tudd ci mbir yu demee noonu rafetul ndax député li muy doon sacerdoce dafa am taxawaay ak bët buñ koy xoole bu wàccee yoon boobu rek daanaka jaratu sax ñu koy woowee député dañ ko war a woowee mais pas député parce que dafa député nit ñi ba tax na wax dëgg yàlla non seulement dañ ko war a taxawloo mais drapeau bañ ko takkaloon pour wane mandarga institution bi nga xam ne ci ngay liggéey institution bi Sénégal la fi taxawal li ñuy bari yéen lañ fi tànn pour ngeen yor seen baat doon seen làmmiñ doon seen i tànk kon nag yow war nga seet li ngay dox lu mu li ngay wax li mu li ngay def lu mu te lépp dafa war a tegu ci yoon tegu ci jub tegu ci yoonu stratégie boo wàccee yoon bi rek yan bi dafa war a dal sa kaw ak koo mënti doon ak foo mënti bokk. kon daal yow yaa ngi sàkku ngir ñu accélérer mbir mi. mais absolument accélérer ñàkk na leer daal liñ daan wax kii bëggul lu lëndëm askan wi bëgguñu lu lëndëm dañu bëgg xam dañu bëgg fekki dañu bëgg leerlu mbir mi fan la sooke ñan ñoo ko sooke ñan ñoo ci laale pour mu leer nañ dëgg la Sénégal googu la ñu toll surtout que dañuy exiger naan dañu war di rendre compte mais rendre compte weesuwul bu mbir yu muy amee ña nga xam ne ñoo war a àddu ci mbir mi ñu dégg seen baat ña war a jëf ca mbir mi ñu gis seen i jëf waaye jëf wala àddu ba lañ koy dégg rek mu am ci ñoo xam ne dañu nekk ci kujje gi ñu jéppi leen mbaa ñu bañ ñu nekk ci seen ci seen teeyaayu bakkan ñu def jëf yooyu rafetul beneen actualité tamit ñoo ko déggandoo je rappelle que si vous venez de nous rejoindre vous suivez votre émission Sénégal VSD sur sénégal7.com tey nag ñu dalal monsieur le maire bu Dieuppeul di Cheikh Gueye waaye itam bokk ci taxawu Sénégal boobu sax monsieur le maire tey ba ñu yeewoo les échos suñu naataango ya fa nekk daal di fësal ab xibaar ni ki nga xamante ni moo leen représenté ca mairie bu Dakar di Soham El Wardini di sa sœur dafa daal di tibb ci caisse de dépôt bi ab koppar yi nga xamante ni da ko jëriñ ngir mu jënd ci lii di ceeb ak dugub ngir mun koo jagleel lu toll ci 19 ci ay communes ñu bëri nag ñaawlu lu ni mel ginnaaw ba lu ni mel lañ toppee woon kii di Khalifa Ababacar Sall. xam nga mbir moom faaw mu leer nañ ci gis-gis Sénégalais d'abord la ñu toppee Khalifa Sall toppewuñu ko ci yoon wolof nee na qui veut tuer son chien l'accuse de rage caisse d'avance boobu ñu wax lu waroon mën a am ci mairie bi mu am ci mairie bi man mën naa tudd lu bari ci caisse d'avance bi fu mu dugg ak ñu ko jëriñu
dara taxu ko woon a jóg lu dul yërmande dimbali ak jàppale doomu ndakaaru yi nga xam ne dañu nekk ci tolof-tolof mbaa jàngoro yi yu tar dal leen mbaa ñu am bëgg-bëgg bu ñu bëgg saafara te saafarawul mbaa mu am xew-xew boo nga xam ne xew-xewu askan bi la ñu war ko saafara lu mel ni 4 avril daanuñ jël ci caisse d'avance boobu di organiser préparatif u 4 avril pavoisement beeg yooyu ko xaalis foofu la ko daan jëlee ak yu nu mel donc ba ñu defee lu ñu def ba tuumal ko ba tiiñal ko ba tëj ko ba tey mu génn moom boppam Soham Wardini musta wax caisse d'avance li mu wax lu leer la ndax maire yi dafa war di jàppale ak di dimbali askan wa loolu lu yàgg la te loolu la maire yi judduwaale dimbali ak jàppale nit ci anam yu leer ci teg ko ci lu wóor lu leer aussi dafa ni moom bu sañoon caisse d'avance boobu parce que gis na njëriñu caisse d'avance bi tey jii boo demee ci présidence de la république am na caisse d'avance ministère yu ci bari am nañu caisse d'avance donc direction yi sax dañu am caisse d'avance ndax mbir bu la bettee mën la nit day ñëw taxaw ci yow ngay maire ñu ne la man de sama kër dafa lakk wala sama doom dafa faatu léegi di sàkku ndimbal waaw boo amul foo xam ne moom nga war a mën a tibb di ko jàpp foo koy jële principe bi loolu la démb maa ngi woon ci conseil municipal bi Soham Wardini lu mu wax parce que dafa am kenn ku bokk ci conseil municipal bi bu ni jaadu na conseil municipal maire Ndakaaru bàyyi xel ñi nga xam ne ñu ngi fanaan ci mbedd pour ñu defal leen assistance ñu jàppale leen ñu dimbali leen donc débat bi foofu la tàmbale woon naka la ñuy def pour dimbali leen naka la ñuy def pour saafara leen moo xam bu jamonoy nawet jotee bu jamonoy sedd jotee comme bu jamonoy tàngoor jotee wala même muy taw seen kaw naka la ñuy def parce que ñun ay jullit lañu ay aji gëm lañu dañu war jàppalante dimbalante te yàlla rek tax mais lépp nag tegu ci yoon foofu la ni bi mbas mi amee lëmbale réew mi te Ndakaaru ba léegi di wéy di jiitu ci lim bi ñuy lim mu ni man jamono yooyu bu mu tolloo sama xel xalaatoon na loolu moo tax ma dem ci rubrique bi ñuy wax dépenses diverses foofu laa jëlee li nga xam ne moom laa jënd ceeb ak li nga xam ne moo ca ànd jox ko maire yi pour ñu jox ko askanu Ndakaaru te loolu maire yi ñu ngi koy rafetlu askan wu ñu koy jox ñu ngi koy rafetlu ñëpp gis nañu ni boo demoon tey ci VAR bi wala nga dem ci image yi nga xam ne maire yi fesaloon nañ ko mais askan bi lañ ko jox. mais lu gën a jaaxal nit ñi nag monsieur le maire mooy que ba tey ci kàddu yi nga xamante ni dégg nañ ko te it les Échos xëy fësal ko moo di ki nga xamante ni moo di maire bu ville bu Dakar di Soham El Wardini dafa demandé woon autorisation président Macky Sall ngir mën a tibb ci kees boobu président Macky Sall refusé ko alors que nag bu fekkee ni loolee nag lu am la lu waral mu demandé ko président refusé ko ba pare mu jël xaalis boobu loolu moo jaaxal nit ñi. wax na moom ci dépenses diverses dafa am budget dafa am lu mu tëdd. dafa am rubrique bu ñuy wax dépenses diverses ca dépenses diverses la jël pour saafara loolu maintenant nit ñi dañu toll foo xam ne nit ñi tam nit wala waxal nit lu ñaaw wala dëkkal ko fu mu dëkkul dafa mel ni lu xew la te ñoo ko xewal nag nañ ko gas suul du wàllu gor du wàllu jullit du wàllu Sénégal kenn xamul loolu. kon daal jëf joojee mën nañ jàpp ni du njuñ njaak tey dara mënu ko ci xaar. dara amu ci yàq der la rek surtout bu jamonoy élection jotee lu nekk daa ko dégg lu nekk daa ko dégg ba ñenn ñi sax dañuy yéemu ak waaru ci yenn kàddu yi rafetul jékkul jàddu politique mais wute gis-gis la rek ku nekk na wax la mu gisee politique wala la mu bëgg ci yar ak ci teggin ak ci dal yàlla mooy fale boo waree falu nga falu mais falul ci yoon falul ci dëgg falul ci wax dëgg falul ci def dëgg waaye élection jot na rek loolu la neex wax loolu la neex bind rafetul jàddu te xajul ci réew mi d'accord nañu gëm yàlla te doyloo yàlla naam sabab bi doomu aadama la mais dogal bi yàlla la yàlla mooy dogal. d'accord ci loolee sax tudd juñu nga ko léegi ci sa kàddu ñi ngi jëm ci élection loolee sax xëy na moo waral coow yu bëri yi nii yëpp bu ñu sukkandikoo ba tey ci sa kàddu ñu bëggoon xamaale itam yéen taxawu Sénégal ani kan moo fas yéene nekk seen candidat Soham El Wardini wala kii di Barthélémy Dias puisque moom ay jamono fësaloon na envie vraiment pour nekk njiital mairie bu Dakar. ma koy rafetlu aussi. parce que day wane seen bëgg-bëgg pour liggéeyal Dakar pour jariñ Dakar. Soham Wardini comme ni ko waxee suma jigéen.
suma xarit ñu réerowuñ ci benn suma xaritu benn bakkan dañuy ànd di ree bëccëg di jooy bëccëg di ànd di ree guddi di jooy donc lu ko dal dal na lu ma ko dal Barthélémy Dias nag sama rakki bopp la ku ma magoo aussi te xale bu am jom xale bu nangoo liggéey donc bu jege aussi sampante na dafa bëgg nekk dañ koy rafet c'est le choc des ambitions. mais yéen parti bi kan ngeen fas yéene jiite. mais ñun comme que du ñun ñooy dem élection. Yewwi Askan Wi mooy dem. te Yewwi Askan Wi li mu wax ci ay këyitam dafa leer. képp ku bëgg a nekk candidat te nga wàccoon sàrt yi nga xam ne moom la ñu bind pour nga mën a nekk candidat critères yi mën nga nekk candidat. ñu proposer sa candidature à la candidature bu ñu ko defee ñu yóbbu ko ci département ñu yóbbu ko ci conférence des leaders ñu yóbbu ko ci commission boo xam ne loolu mooy liggéeyam moom mooy approuvé di candidature bi de Yewwi Askan Wi rafetlu na ko ndax profil la boo xam ne méngoo na ak gis-gisam ak bëgg-bëggam te profil bi am nañ ci moom yaakaar mu am ndam. mais yow personnellement bu doon soutenir si ñoom ñaar kan lay doon entre Soham El Wardini ak kii di Barthélémy. mais am nga ci ko ci faral nag monsieur le maire yow it munoo faral ñoom ñaar ñëpp nag parce que tey jii bu ñu ne woon vote c'est sûr que ni déedéet da ngay rafetal rek nag peut-être xëy na bëggoo kenn mere la si mais xam nga tey jii bu ñu ne woon kan nga ciy votel nga war a dem làqatu fee ca bañ gàcce gi di voté kenn nga ciy voté munoo leen voté ñoom ñaar ñëpp waaw. ndax boo bëggee dégg rek man politique lay politique nag jotewul dara ak xarit on n'est pas obligé en politique d'être des amis ou d'être des frères. ce qui veut dire que donte ni Soham sa siste la terewul tey jii soo waroon jàppale mun nga jàppale Barthélémy. kii sama frère. donc fa ñuy sukkandiku pour wax ni diw bu doon man moom lay tànn mooy critère. te man sama baat kese sax amul solo. baatu mbooloo mi ak baatu Yewwi Askan Wi. moom moo am solo. donc buñ ca tolloo. la ñu war a def daañu ko def. te daañu ko def en âme et conscience et en toute responsabilité. parce que noonu la ñuy yare ci. mais yéen a ngi quand même ci concertation yi ngir mun a lii ginnaaw ba élection yi li ci des bëreetul. am na sax ñu jàpp ni élection yi du am. waaw am na ñu koy wax. mais dina am ak du am daal ñun nañu waajal. bu waxtu wu jotee ñu nodd ñu julli. fekk jàpp nañu ko. bu waxtu wu jotee kenn nodd. ñu xam ne dañu bëtal julli gi ba benn yoon. d'accord am na solo mais monsieur le maire Yewwi Askan Wi coalition bi nga xamante ni fënd na juraale coow bu bëri ñu bëree tàmbalee gis déjà ay xiiro ñu bëri demoon ba dugg ci ku mel ni kaaw ñoom bëggaan ak ñu ni mel génnaat ci mais terewul gis nañ ba tey ay nit yu rallié sax ñëw na bokk ci di coalition gis nañ tamit ci fan yi ñu weesu suma juumul je pense talaata la kii di Khalifa Sall demoon na ba bitim réew gise fa ak ki nga xamante ni moo di Serigne Mansour Sy Djamil ba moom dugg na ci coalition Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi ak taxawaayam jamono jile ak coow li ki dugg ba noppi laataa ñuy dugg ci sama beneen laaj sa gis-gis. bu fekkoon ne dañu taxawal coalition Yewwi Askan Wi te amul coow war nañu seetaat suñu bopp. coow li pour yow c'est normal. Yewwi Askan Wi mooy yëngal réew mi. lu yëngal réew mi nag faw mu am coow. coow yi loolu yàlla nañu jig la ñuy wax yàlla nañu coow lu jig. mel ni tiital ngeen gars yi de. tiitaluñu gars yi rek gars yi dañu dof gars yi dañu jëfu ndax Yewwi Askan Wi kat. tur wi dafa rafet. waaye tur wi dafa barke. moo tax ña ca nekk di ay jàmbaar ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañuy fàtte seen bopp jiital réew mi. comme que réew mi nag dañ ko takk. réew mi dañ ko laaj. réew mi dañ ko ngalab. réew mi dañ ko lëndëmal askan wi dañ ko lëndëmal seen xel ñu ni jot na nag ñu Yewwi Askan Wi. yeewu ko ci xel ba muy gis di gëstu di xam di xalaat mais yeewi ko aussi ci takk gi ñu ko takk
ba mu lu ba mu war a yëngatu du yëngatu xam nga jamono yiy dund nañu ay jafe-jafe yoo xam ne moom dëgg yàlla defoon nañu jàmm ci seen bopp mbirum mbënd mi defoon nañu jàmm ci seen bopp tey foo dem ndoxi kese la inondation dëgg la tudd gi seer defoon nañu dana war kilo te loolu la ñu digoo mais tey la wàllu gën a raa li sëñ Moussa Ka doon ak moo ni bu tane daaw bu far gën dellu ginnaaw borom ñi ay réew mi li ñu dundee métti na boole ko ceew yi nga xam ne moo lëmbale réew yaa ngi wax problème mu passeport diplomatique yaa ngi wax problème mu faux billets yaa ngi wax problème mu justice yaa ngi wax problème te problème yooyu yëpp yéen da ngeen jóg pour saafara ko daanaka bu doon yaram mën nga ne cër yëpp a métti loolu dafa loolu sant fi mais tamit gisoo ni yéen ngeen ñëw peut-être pour indi air bu bees pour delloosiwaat nit ñi ci seen ngëm-ngëm jàppale leen peut-être ba Sénégal mun a am beneen xar kanam bu yees ngeen ñëw tàmbali ko wone ak xiiroo ak ŋaayoo gisoo ni tamit nag monsieur le maire loolu tamit day xaw a doy waax ci déggin. jumaa jooju ñu taxawal julli mi ngi di jëkkante pour jiite jumaa jooju jar naa bàyyi xel ndax kay jëkkante jiite xam na sartu iliman xam na saari na waru jaadul lu jaadul lu baax ñëpp a koy def bu doon lu bal doo ci dégg lii mais bu ñu fàtte ni benn intérêt ngeen am muy réew mi donc xiiroo ak xëccoo jaru amu fa yoon. kenn ku ci nekk dafa jàpp ni xër na xër boo xam ne war na mën a bokk ci mbir la preuve bokk ko léegi ba muy indee coow li ba ñenn ñi seewlu ñu bàyyi mais jamono jooju la lim bu takku di ñëw naan dañuy bokk ci ba léegi ba tey ji laata may ñëw fii bokk na ci li ma tardé maa ngi dajee ñoo nga xam ne ñu ngi bawoo Parcelles Assainies yor seen parti mais ñoom dañu bëgg bokk. ñoo ñan la. ah ñoo ñan la. parti est-ce que du PRP xaw ma la ñu. ah. donc ak lim bu bari na ci ñoo xam ne ñu ngi buuxante pour ñëw bokk. loolu dañ koy sant. kon daal temps yéen a xew. ah ñoo xew yéen la ñëpp bëgg. billaay ñoo xew. yéen yeeyu askan bi. te incha allah. askan wi daal koy yeeyu. ndax li ñu bëgg la askan wi bëgg li askan wi bëgg la ñu bëgg. mais ba seen parti bi bu ngeen demee ba présidentielle ba tamit du gën a fës wala boobaa da ngeen di wala. bu ñu ànd moo tax coow li am solo. coow yi day clarifier lu bëri ndax dañu bëgg bu ñuy ànd ñu ànd noonu. te lenn rek ñoom mooy réew mi ak genn réew mi ak ñu dëkk réew moo tax ñu ni ñëwuñu rek àndandoo dañu bind ay bataaxal di naan. mooy sabab bi nan lay doxee bu mbir amee naka lañ koy saafara loolu yëpp mi ngi ci bataaxal boobu ñu ni ànd bi nag ànduñu rek pour élection gox goxaat dañuy ànd pour élection gox goxaat mbooleem fu gox goxaat nekk dañu def suñu kéemtu lay kattan ba gagné majorité pour ne pas dire toutes les collectivités territoriales daal mënul nekk mais li ëpp ci collectivité territoriale ñu gagné bu ñu ko gagné ba noppi ànd bi ñuy ànd ñu wéyal ko organiser élection député gagner aussi poste yu bëri ci député yi créer condition bi ñoo xam dañu am majorité à l'Assemblée nationale changer doxalin ak li nga xam ni dafa ngalaab réew mi nelawal réew mi ci képp kuy Sénégalais toll ci war a mën a nekk candidat am kattan bi ak yéene ak xam-xam bi nga mën a noot li Abdou Diouf doon wax mu des présidentielle bi 2024 ku mën a noot dina noot présidentielle bi. bu ñu demee ci élection présidentielle supervisée. ku bëgg a nekk candidat nekk candidat. mais foofee nag la coow li nag dina la juri jub léegi foofu amul coow. ah. ndax bu ñu nee ku bëgg noot dina noot. mais nañu noot. mais ñëppay jugandoo ni dañoo bëgg noot. bu ku nekk nootoo daañu xam kan moo ci dàq baat ak kan moo ci dàq. boobaa xiiroo dina am diggante Sonko ak Khalifa Sall. mais bu ñëpp demee. yaakaar nga loolu. Sénégal ñooy fal. kañu fal mu jiitu. bu ñu deuxième tour ñëpp ànd ak moom. ñu ànd nag ci liggéeyu réew mi loolu tax man la xiiroo wax. mais monsieur le maire gisoon ni tamit dellu ginnaaw dafa xaw a am tuuti ci yéen parce que tamit xam nga yéen taxawu Sénégal yéen da ngeen fi yàgg nekk Khalifa Sall ak jafe-jafe mi fu mu jaar bëri loolu askan bi yëpp jug apporté ko vraiment li nga xamante ni moo di seen soutien ba ni mu génnee nii ba nekkaat vraiment ci langum politique bi muy ku nit bu nga xamante ni ñu bët dañ ko safoo def ko seen xol te yéen ngeen xam loolu itam mais
le fait est que ngeen ñëw rejoindre yéen ak Sonko ngeen booloo pour taxawal li nga xamante ni moo di Yewwi Askan bi ñu bëri xaarewuñ leen foofu nga defoon loolu du xaw a dellu tuuti ginnaaw ci wàllu politique ginnaaw ba peut-être mun naa ne ci wàllu expérience politique yéen a ko ëppale donte ni nag def na ay preuve am ci présidentielle bi ñu jógee. xam nga politique dañ naan réalité li nga wax ci Khalifa Sall ñu bëri nangul mais nañu nangul Khalifa Sall li njàng ba doon wax na Sonko dafa xew Bikor ba naan boo ko defee ci soow day yokk caf ka yore. kon li mu xew moo tax ngeen topp ci ginnaaw. non seulement dafa xew. xew rek xew mais la xale boo xam ni nit ñi am nañ ci moom yaakaar te war nañ ko bàyyi xel. ci taxawaayam ci fulaam ci xam-xamam ci bëgg réew ci bëgg ànd ak ñun pour defar réew. kon daal yéen bayre gi mu am rek a tax ngeen topp ko nag monsieur le maire. bayre kese dañu jàpp ni bu ñu ànd ak moom am nañu yàqin ni mën nañoo ànd defar réew ndax ànd nañu ci mbir yu bari ak moom nu mu amee ci ñun yaakaar noonu la ñu amee ci moom yaakaar noonu la réew mi boole bokk am ci ñun yaakaar donc Sonko ki njabootam ay Sénégalais lañu ko nii te réew loolu moo ko dogal man rek mën a mais dafa war a dem ci réew mi. mais fi may waxee mooy ñu bëri dañoo xaawoon à ce que même bëggeen di rallier wu peut-être ngeen rallier wu ak benn parti bu mel ni parti démocratique sénégalais ak ñoom président Abdoulaye Wade ak ñu ni mel vu que ni expérience bi mu ngi fii ak tamit ndëgër laay bi xëj na mu ngi fi doonte nag Sonko candidat la bu nga xamante ni ñu bëri safoo nañ ko. waaw xam nga taxawaay bu benn bi ñuy door mbir mi. taxawu Sénégal bu Khalifa Sall PDS Abdoulaye Wade Pastef Ousmane Sonko PUR bu sëñ Moustapha Sy maa ngi koy nuyu di ko ziar yàlla na fi yàgg lool ci wér ñooñu ñeent ñoo daje woon ñoo soogi mbir c'est-à-dire yéen nag parti yi booloo yëpp nag ñi ci am bayre bëriwul ku lu Sonko ak Pastef moom ñeneen ñi ci am bayre bëriwul. bayre bi xam nga dafa am bayre bu fës ak bayre bu fës yéen bayre bu fësul ngeen am biir ne ak bayre benn ñun ban ngeen ci am taxawu Sénégal. bayre xol bi lu ñu wax xam naa ne xol yi ci bari comme ni ko waxee nit ñi même buñ ko waxee buñ ko waxee boo xoolee seen xol Khalifa Sall ne teg loolu mën naa ko wax dama ko naan xol bu yàgg mën ko man xaw ma lan nga defal ñu am na ñoo xam ne xamuñu Khalifa Sall mosuñu ko gis mais dañ ko bëgg te yàlla bërgi dem rek sama benn waay mi ngi may wax man li ma ci yëg dama dëkkandoon ñetti silmax ma silmax du gis ndax xol na dana gis dëgg la. ñu ne ma ñetti silmax yëpp dañoo mànkoo ni Khalifa Sall ñu bëgg def ko seen xol donc mbiru yàlla yàlla lay soob waxtu mu nekk mu jël doomu aadama wane ko ak am kon daal yéen ñi jàpp ni loolu da ngeen ci dellu ginnaaw ñi jàpp ni loolee dellutu ginnaaw gënu koo weesu yéen àndu leen ak boobule gis-gis. ñu koy wax ñëpp mooy ñu mbir mi avancé na xam nga gis nit muy dem nga naan nangam ak sàngam yaa ngi wax loo xam ne dellu ginnaaw mënut a am ndax ànd bi ñu ànd bu doon dellu gaaw ñii ñëw dañuy fekk dañuy ñëw fekk si leen ànd bi ñu ànd dañ koo ànd muy ànd nawle ànd bokk ndey bokk bàyyi ànd mag ak rakk ngir liggéey réew maanaam boo bëggee wax ñii démb lañ fi nekkoon ñu tey man d'accorduma ci ñi nga naan na mag ñi dem xale yi ñëw loolu du gis-gis dégg naa mag mu baax daan wax suñu Abdou naan mbooloo moo xam ne ay ndaw yi kese fa nekk man de Abdou ñëwuma ko ñu ne ko ak leen mu ni mbooloo moo xam ne ay mag doo nga fa nekk man ñëwuma ñu ne ko ban mbooloo nga ñeme mu ne mbooloo mi nga xam ni ay mag nga fa ak i xel ak i ndaw mag ñi di xelal ndaw ñi di jëf donc loolu man dama koy safoo def ko sama yëfi bopp man li ma gëm mooy la solidarité générationnelle solidarité générationnelle loolu defar réew moo tax même bu ñuy wax plan au Sénégal pour mu jëm kanam mais du plan ñi nga xam ne ñoo nekk ci adduna bi tey rek bu ñu waree def plan moo xam dafa war def ba 2035 2040 mais képp kuy sénégalais war na la sax ba nga xam ne plan boobu quel que soit régime buy ñëw ci loolu rek la ñu def dañuy wéyal di dem xool bi ci kër yi am na kër yoo xam ne ñu ngi ci 3e ou 4e génération seen i maam ñoo ko seen cër tey bayre ak barke ba fa newoon ba léegi ma nga ci kër gi mais am na kër yoo xam ne ba borom kër yi
jiitoo ban sax la kër ga fekk borom kër ga sax kenn tamit loolu jigul kër. mais bu ngeen yeewoon ni parti bi di Pastef décidé retiré wu parce que nag ñoom guddi ñu toll nii xam nga nag ñoom dañoo xew décidé retiré wu est-ce que tamit boobaa yéen kese ak ñeneen parti mun ngeen wëyal li nga xamante ni moo di Yewwi Askan Wi. mais mun na nekk. gisuma lan moo war a mën a jaral fi ñu toll ci liggéey Pastef naa bàyyi lu tudd pour la Pastef bi nga xam moo sooke mbir mi ci ñu sooke mbir mi la bokk. am yéene am taxawaay am fulla wane ngor. kon du Khalifa Sall moo seete ji ki nga xam Ousmane Sonko moo ko fekk si ngeen ñu taxawal li nga xamante ni moo di Yewwi Askan Wi. kan moo si njëkk seeti sa morom. bari na ay yoon yu bari Ousmane Sonko wax naa Khalifa moo xam ci téléphone moo xam mu dem seeti Ousmane Sonko Khalifa Sall dem na seeti Ousmane Sonko waxtaan ak moom donc Sénégal il faut que ñu bàyyi ay détails yi ak diabolisme yi. mbir bu sottee am na ku war a dem seeti mais loolu am solo li am solo mooy la ñu wax la ñu fasante te mooy njëriñu askan wi ñu bañ leen gis seen bopp loolu mooy la ñu war a seet waaye ku jëkk a dem ku jëkk a wax d'accord mais ci loolu ñu gis fan yi maa ngi la ko doon junj sànq ci sama laaj ki nga xamante ni moo di seen njiit di Khalifa Ababacar Sall dem na ba France ngir gisi fa ak ki nga xamante ni moo di Serigne Mansour Sy Djamil ak ki nga xamante ni sax moo di Bamba Fall di maire bu Médina lu waral ñu choisir dem ba France ngir amal fa ab ndaje. waaw foofu jàllal leer demuñu ba France ngir sooke ndaje yàlla dafa def seeni programme daje France ñu daje ca France. kenn ku ci nekk la la yóbbuwoon France sa mbiri bopp yàlla defee na def di daje fa comme que coalition Yewwi Askan Wi moo xew ñu profité ci waxtaan ak coalition sëñ Mansour Sy dem di suñu kilifa suñu magu daayira maa ngi koy nuyu di ko ziar njëriñu réew mi rek ko soxla jàmmi réew mi rek ko soxla digganteem ak Khalifa Sall bu ma ci doon wax mën naa cee fan diggante bu yàgg la diggante bu dëgër te gis nañu bi Khalifa Sall nekkee ci nattu yi taxawaay bi nga xam ne am na di ko xelal di ko dëggal ñeme ko lool Khalifa Sall ñeme ko lool donc seen gisee bi ñu gisoo xëy na nit ñaa ngi ci doog a jot mais yàgg nañu gis bu gisee bu nekk nag la ñu wàññi mais jàpp naa ne ñoom ñaar bari na ci fànn yu bari yoo xam ne Bamba Fall puisque ñu bëri jàppoon nañu réeroo amoon na ci diggante ma Khalifa Sall Bamba Fall. waaw bari na ñu koy wax ba moo tax dimbali mi ak aussi ñu continué di ko wax mais li ma jàppoon man moo di Bamba maa ngi koy nuyu di ko ziar ci taxawu Dakar taxawu Sénégal la bokk donc bu ñëwee fekki jotaay bi mel noonu mën nañ ko D'accord. Je rappelle que vous suivez votre émission Sénégal VSD fii ci Sénégal7.com émission bi nag tey ñuy dalal ki nga xamante ni moo di Cheikh Gueye di maire bu Dieuppeul waaye itam di membre taxaw Sénégal ci maire bi nga nekk sax foofee laa bëgg ñu desandi ci waxtaan gi ginnaaw ba waxtu bi li ci des bëreetul bi su ma jumul mooy sa benn mandat nga defagum ci mairie bu Dieuppeul donte nag ñu bëri jàpp nañu ñaari mandat nga moom nga def ci loolee sax balaa ngay gën a xóot sa laaj bëgg naa nga leeral ñu point boobu ngir nit ñi gën a leerlu ci sa mandat bi nga amagum waaye itam nga wax ñu ndax fas yéene ngaa utaat beneen mandat ci local yi ñu jëm atum 2020. yaa ngi deuxième mandat. xam nga li may def mooy mandat bee weesu. man maa doon premier adjoint Khalifa Sall fii mu Dakar. daanaka bëri na ay yoon yu bëri yu may assuré intérim Khalifa Sall nekk maire de Dakar. bi mandat boobu jeexee 2009 ba 2014. maa doon premier adjoint. 2014 ñu dem ci élection locale. ñu bokk ci élection yàlla def ma nekk maire Dieuppeul Derklé pour la première fois. depuis 2014 ba tey. maa ngi maire Dieuppeul Derklé maa ngi sama premier maire. D'accord. bi ñuy waxee limitation des mandats ci président la République. man gëm naa ne sama xalaat war na am aussi limitation des mandats ci yeneen postes yi. moo xam ci direction yi. wala ci mairie yeeg yi. moo xam ne parce que yow doomu yaa di sa doomu loolu. dañu lay fal dañu am ci yow yaakaar
nga indi ay capacité indi ay initiative yu bees indi xarañ yu bees indi gis-gis bu bees mais boo demee ba ñaari mandat sa gis-gis boobu keneen war na la mën a ci indiwaat beneen bu bees parce que réew mi noonu lay def bu caagi ni mënatuloo wala kële mais ñuy changé lu bees yi nga nekk ci biir changé jàmm ak salaam ci doxalin waaye maa fi nekk man dong man tot loolu yàlla rek comme que nag maa ngi sama premier mandat te dama digaale woon ak sama defuma lépp mais bari na lu am na lu bari lu ma ci lu ci mel ni am na lu ci bari aussi ma am yéene mooyam moo tax dinaa laajar baat bi pour nekkaat maire pour def sama deuxième et dernier mandat à la tête de la mairie de Tëngéej. kon daal di nga déposé sa candidature fu nga xamante ni moo di 23 janvier atum 2022 incha allah ñu fas yéene daanele nag sunu waxtaan nag monsieur le maire daanaka jeexal nañu lépp lu ñu cërale woon ci waxtu mais sa gis-gis ci troisième mandat bu président Macky Sall vu que ni léegi-léegi nee nga dañoo war a vraiment am li nga xamante ni moo di limitation des mandats ci wàllu wépp dalal naa fi ki nga xamante ni moo di Seydina Fall Bougazelli moom fësal na nee na président Macky Sall mooy nekk seen candidat ci présidentielle yi. naar yëpp dem naa ci ragal ba mu des naar bi jaay solo bu ko keneen waxoon sax moom mën ko prononcer mais bu ko bëgg de Bougazelli je pense que yaay tooñ Bougazelli fii li am solo mooy jàpp naa ne ci réew mi ko xam ak ko xam foo def fi jeex foo nit ñi def fi jeex c'est fini mënuloo ñu dëgg mel ay élection nga war di wut baatu askan yow ci sa jëmmi bopp nga ne bu ngeen ma fale jeex na mënutuma def deuxième nga delluwaat ci askan bi di def référendum nga ne leen dama bëgg limiter mandat yi ba kenn dootul am sañ-sañ wala xalaat sax di ko def loolu yëpp nga wax ko def ko ñëpp dégg ko dafa naa ni mënatuloo dellu soit ci ginnaaw naan la ma waxoon ñëpp France daanaka dama bëggoon nekk kenn yow ci sa bopp sax waruloo gëm loolu ñii ànd ak yow war ñu gëm loolu réew mi it gëmuñu loolu te képp kuy jéem wala di yóbbu réew mi ci yooyu yaa ngi bëgg yóbbu bu ñu amulee candidat nag def comme li nga wax léegi na fi sa moo fi sës suñu kilifa diine yi daa ngi leen di nuyu di leen ziar suñu kilifa aada yi moo xam ci diine jullit moo xam ci jàng li ñu nampatal bëgg ko mooy jàmmi réew te jàmmi réew ñu ngi jaar ci wàccoog sart réew ci constitution bi la donc waxu bii mooy sama gàtt loolu wax bi waxu ko daal fi ñu toll bi Macky Sall mënul nekk sax candidat bay nekk président de la République au-delà du 2000. kon daal yow jàpp nga ni troisième mandat am ba wax bu yàq la. maa ngi koy nuyu di ko ziar. loolu comme ni ñu koy tegee liggéey na liggéey bi mucc ayib ci amoon na yërmande ci askan bi wane woon na it yoonu taalibe ak julli te mag la woon malgré yàggoon lool nag ci teen bi ba baat bi teg ko ñëpp rafetlu keroog bu mu taxawee ni dafa bëgg def troisième mandat conseil constitutionnel ñenn ñi jàppale ko si gis nga ko rafetlu ko te ñaanuma yàlla Macky mi nga xam ne sama rafetlu jàmm rek laa ko yéene muy jaar ci yoon woowu wala ñu koy wutal woy woo xam ne du woy woo kon daal troisième mandat xel xalaatu ko ci président Macky Sall. woy wu rafet laa ko bëgg d'accord sa gi woy wu rafet tàmbalee ci renoncer à ce que ses partisans lui disent mënul nekk mënul am te kenn du ko yàkkante bi ñu gis tamit ci wàllu politique bi bëgg naa tamit nga wax ci lu si lu gàtt sa gis-gis yàkkante bi di fësal ay yenn information personnelles yi nga xamante ñu ngi koy faral di gis léegi ku ci nekk vidéo bu am ci sa morom nga fësal ko gis nañ tamit cas bu mel ni fan yi ci Seydina Fall Bougazelli vidéo arrestation bu woon ñu ngi koy fësal jamono jile ci réseaux sociaux yi yu ni mel langum politique bi jamono ji nu mu tëddee ak divulgue yenn secret ak yenn vidéo vie privée yi nit yi nga xamante ni ñi ngi koy fësal sa gis-gis par rapport ak loolu. loolu du politique loolu bon na bon nit moom bu xasee bu bon rek bon am na ñoo xam mënuñu baax parce que yàlla ñoo def ñoom mënuñu baax bu ñu bëggee baax sax mënuñu baax lu mel ni vidéo Bougazelli ba nga ko gisee ban gis-gis nga si am. mais lu ñaaw
xam nga man jullit laa yow jullit nga moom laa bëgg doon dañuy dem sax ba bu ñuy denc nit dañ naan ne boo xamee lenn ci moom lu baax mun ko wax boo xamee safaan bi noppi da nga néew la ñuy waxal loolu asuma ci nga xam ne am kër am njaboot jaaduwul ci jullit muy xam ñaawteef bokk jullitam di ko fisal di ko dafa xaram wax ci jullit sa bopp la am wala lu amul ci lu ñaaw dafa xaram am na ñoo xam ne maa ngi jégalu seen baat bi seen gratuité bu wàccul it wàññeeku lu bari ndax dañuy def jëfi ñoo xam ne jullit day nëbbal ay borom jullit day suturaal borom jullit nit ku baax noonu la ñu da nga xam ayib sa nit sax nëbbal noonu la ñu éduqué loolu mooy Sénégal bu démb te Sénégal tey dafa yàqu lii ne dañu yaakaar ni waxal nit ki lu bon wala feeñal nit ay mbiram yu bon loolu mooy tax a siiw déedéet rey naa ko yàq naa ko amoo ci dara te bis dana ñëw bu ñu fàtte ni yow mal xiyam lu am la daa yu taxaw suñu kanam borom kenn ku nekk doo tal borom xanaa tal sa borom loo mës a jëf ci àdduna ci lu baax daa ko gis waaye loo fa jëf wax ko ci lu bon daa ko gis donc suñu borom moo tax ñuy ñaan jullit yàlla mu ñaan àtte am na solo suñuy jëf ba nañu àtte ci yoon donc maa ngi wax nit ñi ñu delloo sa suñu nañu nekk ay nit nañu nekk ay jullit nañu roy suñu mag yu baax nañu roy sang mu tedd bi Seydina Muhammad léegi fooy daaneel xanaa ci loolu kàddu yooyu sax xanaa ci ngay daaneele ci lay daaneel sama sëriñ bu mag bu baax mooy ki maa ngi ziar sama Abdou Karim di ñaan yàlla dëgëral taxawaayam yokk wér-gu-yaram dafay wax rafetal maanaam jàmm yàlla rafetal suñu borom dañ ci sukkandiku ba rafetal ay jullit ñu ànd dékkoondew aljana dégg naa mag bu baax bu ni ñaari xarit ci àdduna sax bu kii nekkee ci lu yiw lu rafet ba war a dem aljana kii nekk ci safar ba war a dem safar yàlla yërmande bu mu am ci doomu aadama dana fexe ba ànd boobu ñu doon ànd mu rafetal ko ba kenn waroon dem safar mu ànd boole leen yóbbu aljana kon nañu rafetal na kàddu yi di rafet na jëf yi di rafet na wax yi di rafet na li ñuy wane rafetal dafa jullit sax ci colinam dafa war a rafet yiw sell jullite ndegam loolu moo war a yiw rafet waxuma la ak ay kàddu ak ay jëf mais kenn ku ci nekk yaa ngi xool la gën a ñaaw nga di ko wax sa morom xool lu bon la gën a nga di ko wane li nga fi jullit nañu delloo suñu fan dañu delloo ci roy suñu mag bu baax ci lu baax rek la ñu nekkoon ci teraanga jëfal ci teraanga rek la ñu nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamul woon ay noonam naan amoon na ay noonu xamul ku ko bëgg ku ko bañ lépp yàlla Sëriñ Tuubaa mais suñu yaakaar tey ëllëg gis nga fu mu jaar ak noonu noonu bañ dindi mais keroog bi ko yàlla waxee dafa leen balee baal naa ñëpp xamul ko ba dëgg la maa ngi jàng ci màggal Tuubaa gi rek keroog bi ñu jàppee ne dañuy sànq Sëriñ Tuubaa am na ku ñëw ci moom ne ko Sëriñ Tuubaa dañ ko dugalee ci bato bu ndaw fii ni ko tey ngaa bind rapport pour nasaraan yi xam ne yaay kenn bu la xamee yaay ko duñu yóbbu ci usine mu rafetlu xalaatam ni ko bàyyi rek damay liggéeyal yàlla suñu borom xaw ma jàpp keroog bu mu waree julli ñu ne ko doo julli ci gaal mu yéeg ci kaw ñu ne ko doo julli ci gaal bi waxtu julli bi jot bay waaj a dem moo si la waxanteeg yàlla subhanahu wa taala ba mu sànnee der ba ca géej ga jógee ci kaw ni cëpp ci batu ci der bi tubaab yi dañoo yéegu nee nañu keroog la yàlla yónni Jibril salaatu salaam ni ko laajal ma Sëriñ Tuubaa ndax ma indil ko suufu Daaru Salaam wala suufu Tuubaa mun ko suufu Daaru Salaam la bëgg li yéem nasaraan bi mooy Sëriñ Tuubaa bu kàmbaree sëgg jëbi taxu suuf keroog li tax ñu ñëw ba ci bëtu tànk bi mi ngi naan yàlla baal na mën a def mën a defoon gaa yu baax mais gëm yàlla yàqin bu mu am ci nit yàlla rek mooy dogal yàlla rek mooy yàlla rek lu ñu jàmm
ci loolu la dundee ci bateau bi dem der bi dem bateau bi dem 100 à l'heure der bi dem 100 à l'heure sëñ Tuubaa doomu wallaay Mbacke. borom lam yëpp ñu si Moustapha Mouhamed borom a Fatihul Bichri borom xasida yi macha allah macha allah. tey yàlla na yàlla fayal suñu amin 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 mag ñu baax ñi yàlla na leen yàlla amin amin Mbacke Balla. loolu mën naa ko wax ci sang bu tedd ba ñëw si maam Abdou Aziz si ndeysaan. baax keroog du ma ay njabootam waxee lan mooy signification daarul abib damay yëngu ndeysaan. moo tax dama koy jàng fo saa yu monsieur le maire fi nga daanelee am na solo macha allah fi nga daanelee am na solo macha allah. xoolal na sa ñaar ay biram ay jaar jaar dëgg la ragal yàlla bu mu jeex dëgg la. jaamu yàlla bu mu jeex aha gëm yàlla bu mu jeex léppam yàlla suba macha allah. voilà. yàlla fayal suñu mag amin 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 ci maam Seydina Limam amin bëri na bëri na. yàlla na yàlla fayal allahumma ñu yem ci ñaan ak bu ñu leen tuddee rek ñu fekk ñu jéem a rëy seen bi am na solo jéem a roy jikko am na solo am na solo am na solo monsieur le maire macha allah. macha allah vraiment tey nag ñu amoon mbégte dalal ki nga xamante ni moo di monsieur le maire Cheikh Gueye di maire bu Dieuppeul waaye itam di membre taxawu Sénégal gis ngeen kàddu yu am solo yi nga xamante ni yëkkati na ko wax na ci actualité bi wax na ci gis-gisam leeral na yenn poñ yu bëri jëm ci ñi nga xamante ni ñoom la bokkal ñi nga xam li taxaw Sénégal waaye itam leeralal nañu ci gestion bi nga xamante ni mu ngi koy amal fa di ca mairie bu Dieuppeul ak tamit bébétam bi nga xamante ni am na ko ngir doonaat candidat ci jongante ñu jëm atub weerub janvier atub 2022 li moo doonoon tey seen émission Sénégal VSD tey nag comme d'habitude je suis habillée par la boutique Diaye Frères nekk école Madiaye Sall en face école Madiaye Sall fële ca HLM 2 Sodida du ñàkk nag sama gars yi dinañu affiché li nga xamante ni moo di seen numéro comme d'habitude di leen jox dig daje ëllëg incha allah ñu fas yéene dalal ki nga xamante ni moo di Mame Makhtar Gueye bu ONG Jamra fii ci Sénégal VSD ci Sénégal 7.com jaa ngeen jëf